waaw onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi ñuy suivre ci Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen siyaar nañ leen bu baax a baax tey nag ñu ngi fii Dakar seeti woon ki nga xamante ne mooy monsieur Kéba Kanté bi nga xam ne moom lañ tànn comme président école de lutte des ressortissants de Fatick ñu ñëwoon waxtaan ak moom ci li jëm ci wàllum école de lutte ressortissants de Fatick yooyu noonu mais également aussi wax ci li nga xamante ne moom mooy lamb en général ci biir région de Fatick mais aussi au niveau national ni muy doxee dañ koy bàyyi mu nuyu après mu présenter li nga xamante ne moom mooy projet bi wax ci école de lutte bi gën a expliquer détails yëpp ni mu fa demee monsieur Kanté nuyu nañ la. maa ngi lay fay mon frère. di nuyu waa Lamyn TV yëpp. di nuyu les ressortissants de Fatick. di nuyu la région de Fatick. di nuyu aussi amateuru làmb yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan. di nuyu ñi ngeen àndal. ma gis ci sama mag. di nuyu aussi mon frère Moussa Thiam. Ismaïla Diop. Ablaye Ba. Patrice Mendy. mi ñuy wooye le premier Ndiago da Ndiaye. di nuyu aussi ñi nga xamante ni tey ñooy équipe régionale Fatick bi dem drapeau chef de l'État di leen ñaanal yàlla na leen yàlla may ndam ñu jël drapeau bi indi ñu ko Fatick ñu ànd ñun ñëpp feetendoo ko di wax ni tey kontaan nañ ci jàkkaarloo bi ñuy jàkkaarloog yéen ndax ginnaaw bi président Babou Gningue dafay liggéey bu am solo ci école de lutte des ressortissants de Fatick ñoom ñu dajaloo ak yeneen école de lutte yi nga xamante ni tey ñoo nekkoon autour de la région de Fatick ak Dakar di écurie séeréer yi ñu ci bëri ñu booloo doon benn ñëw tànn ma bëgg ma jiite ko ma ne leen li wolof di wax oqatu bu taseeg gestu la ndax bokkoon na ci samay mbébét ci fédéré waat làmb Fatick ndax suñu fàttalikoo en 2011 lañ ko njëkk a créé man personnellement ñu créé écurie Fatick liggéeyoon ci ba génne ci ay champion tey kiñ ci gën a ràññee muy Jokkel bu Fatick nga xamante ni il est le seul lutteur buy taxaw di bëree ñuy jël turam boole ci Fatick mu nekk suñu fierté ñu àndoon ci nag ak ay nit yu bëri ànd ci liggéey bu am solo bi ñu demee ba 2012 2013 ma jóge ci école de lutte bi am ñu ma ko dénk liggéey ba nañ ko séentoo woon ak na mu doxee nekkut benn yàlla suñu borom def Jokkel dem beneen école de lutte tey ji nag ñu dem ba gis ne Fatick soxlawaat na tey ay champion ndax tey ku jóge Dakaaru di wuti làmb Fatick ngay dem ku jóge Fatick aussi di ñëw Dakaaru dañuy am yaakaar ci yow ndax Fatick nga jóge ndax tey Fatick du commune bi kese mais li nekk ci mbër ci département bi ak ci région bi moo ëpp fuuf liy génne ci mbër ci biir commune bi ndax déjà commune de Fatick li fa dëkk ci mbër bariwul ci village yi nga xamante ni ñoo wër Fatick tey ci lañu ëppee kon nag tey dafa jot doomu Fatick yi booloo créer la nga xamante ni lii yeneen école de lutte yi mos lii yeneen dëkk yi mos waa Fatick mos ko ndax muy lan muy man sama mbëbët mooy damay ñaan yàlla ay roi des arènes génn biir Siin ndax Siin mérité na ko ndax Siin am na dayoo bi ndax Siin am na mën-mën bi ndax Siin am na gëm-gëm bi lu tax ma ne am na dayoo bi ndax tey soo xoolee Fatick ngay gis ñuy takki sareet di topp mbapat di dem seetaan yi tey soo gisee ñu ne am nañ gëm-gëm gi gëm nañ ni tey ku fi am ngemb gu dëgër Fatick nga ko jëlee soo gisee ma ne am nañ mën-mën bi xale yi séeréer yi ngay gis champion yi ngay dégg ci làmb ji ku ci préparé combat ñoom ngay woo te kenn mënu leen seedaan kon donc yaakaar naa ni facteurs yooyu yëpp suñ ko dajalee lu ñuy permettre pour ñu mën a wax ni tey su fekkee ne roi des arènes génnewul Fatick wax dëgg neex yàlla du ñu ne suñu ñàkk fayda la ndax ñun ñàkk ñu fayda mais suñu sàggante la sàggante bi nag moo ngi tàmbalee ci autorité yi
ndax tey soo xoolee mbëru Dakar su ñuy bëree nga gis làmb ji ni muy mel nga xam ne ay moyens la leen seen leader yi di jox ñu ne ñuy déployer pour ñoom ñu mën a ñëw ñun ñi nga xamante ni tey Fatick président fa la soso Fatick ministre des sports fa la soso Fatick autorité yu bare yuy yilif tey fa lañ sosoo Fatick am problème mu am identité bu ñuy remarqué ci biir làmb mooy à part Jokal amut beneen champion bu ñuy dégg ne Fatick lay bàyyeekoo donte bëri nañ ñuy soqeekoo Fatick mais suñu ñëwee dañuy muté wu ci yeneen écurie pour nit ñi xam sax ni ñii waa Fatick lañu day jafe léegi nag du ñu ne béy wéy na mbuus ndax champion yu mag yi nga xamante ni tey jóge nañ Fatick ñëw muté seen bopp ñii Pikine ñii Ñaari Tali ñii Grand Yoff ñii Ginnaaw Raay loolu weesu na léegi ñun li ñu dese mooy champion yi nga xamante ni ñoo ngi làqatu ci biir àll yi ñu génn leen di leen jox opportunité ñu ñëw Dakar bëri si pour loolu am nag xalaat gi ma ci njëkk a am mooy dans les 17 communes nga xamante ni ñoom ñoo nekk dans le département ñu organiser fa des tournois di xool les meilleurs ñu di leen recruter dugal leen d'office ñu dugg ci biir écurie bi su ñu amee 17 champions je prends l'engagement déwén ñu bëriloo leen ñoom ñëpp ku ci nekk benn combat ñu mën a wane seen bopp leneen li ci des mooy ñu xool tey sportu Fatick ni muy doxee ak sportif yi nekk Fatick ñu boole leen ñu doon benn su football bi xewle làmb supporté ko su làmb xewle football bi supporté ko nga xamante ni tey li ñu waa Ndakaaru ëppale li tax tey ku mel ne Paul Maurice làmbam soriwul mooy ñàkk moyen bu déplacer public am ñëw ñu rectifier ko li tax tey champion yi nga xamante ni tey ñoo nekk Fatick bëgg a bëri ci Dakar ñàkk moyen yi war a mën a tax su ñu ñëwee Dakar seen public topp ko ñu rectifier ko may lancer un appel waa Ndefleng di lancer un appel quartier yi nga xamante ni les séeréer les siin ñoom ñoo fa dëkk ñu xam ne tey jot na ñu ànd mànkoo doon benn su mbëru Fatick di bëreeti ñu ànd ñun ñëpp ñëw feesal stade yi di wax autorités yi ne kenn mënta wax jeunesse te waxoo sport ndax sport jeune a koy def seen sàggante tax na ba tey Fatick doo dégg équipe Fatick bi doo dégg écurie Fatick doo dégg handballu Fatick doo dégg boxe Fatick te pourtant récemment la championne Dabassar dem na jëli médaille d'or indi ko Fatick te kenn yëgu ko et ñuy profiter ci jouru lancement bi pour ñooñu tey nga xamante ni ku mel ne suñu papa Elwar Mar ku mel ne le champion bateau Sénégal ku ci mel ne le boxeur Djibi Fall mi nga xamante ni teewal na Fatick fu ne ak tey champion yi nga xamante ni ñoo nekkoon biir Fatick doon doxal sportu Fatick en général ak làmb Fatick ñu jël leen décorer leen di profiter nag ci occasion bi di rendre un vibrant hommage à Ousmane Diofior mi nga xamante ni tey daj na lu bare ci làmb Fatick yàlla def mu dëddu demoon nañ jaale ji fa l'essentiel li nga xamante ni tey moom moo ñu war a tax a jug ñun ñëpp mooy intérêt Fatick. léegi intérêt Fatick moo ñu tax a jug ñun ñëpp yaa ngi wax di wax ci écurie bi ngeen baal ma baat bi dafa xaw a dee fanaan ci làmb yi 2 jours successifs moo tax may waxee nii maa ngi jégalu mais écurie bi bu taxawee Dakar bi ngay wax mbëri dañuy jóge ci département Fatick di jóge région Fatick di jóge ci dëkk àll yi di ñëw Dakar li ñu njëkk a jooytu mooy problème mu entraînement boo nekkee village amoo foo entraîner yooyu noonu lan ngeen ci war a def pour toogloo leen foofu. waaw xam nga tey soo xoolee communes yi ni ñu soriantoowee mënuñu chaque jour mbër déplacé wu fii fee li ñu mën a def mooy pour un début mooy ñu xool tey commune Fatick mi mën a abriter camp d'entraînement ñu xool tey yeneen communes yi ñan nañ fa mën a tabb yaa nga xamante ni dinañ mën a suivre gos yi parce que loolu yëpp ñoo ngi ciy waxtaan ci pour suñu demee ci assemblée générale bi ñu mën koo décider à Dakar am nañ camp d'entraînement fii
li ci des mooy ñu trouver leen à côté salle de musculation ya nga xamante ni tey dina jege seeni kër ñu jéem ko xool selon nos moyens yi ñu débloqué ñu fay ko pour ñu mën fa entraîner. L'essentiel mooy le 14 bi incha allah dinañ remettre entraîneurs yi un lot de matériel pour ñu mën a entraîner. ma profité waat encore parce que dama doon xaar assemblée générale bi pour wax ko commune Fatick le maire ak le président du conseil départemental ñoo ngi leen di lancer appel pour ñu jox ñu un terrain. Les autorités de Fatick ak la population de Fatick ñu ibbi benn collecte de fonds tabax fa salle de musculation bu ànd ak salle de boxe bu ànd ak yeneen ya nga xamante ni tey complexe sportif lay doon pour les jeunes de Fatick. Je prends l'engagement su ñu octroyer terrain ñu def les travaux je prends l'engagement équiper ko man ci sama bopp. Pourquoi? Parce que tey soo xoolee du ma ne Fatick amul salle de musculation mais dafa tuuti soo xoolee Fatick amul camp bu ñuy entraîner boxe ndax amuñu matériel amuñu tapis looloo waral sport Fatick day suuxat tuuti te làmb dafa toll fa nga xamante ni nekkatul takk ngem bu bëre da ngay jàngi xeex jàngi judo jàngi aikido jàngi leneen ak leneen et on doit prendre en compte aussi que ni làmb dafa dépasser léegi ñëw Dakar bëre làmb dafa àgg ci MMA làmb dafa àgg ci lutte olympique te dama bëgg tey école de lutte bii nga xamante ni ñun moom nañ ñu dénk suñuy ambition mooy ñu créer ci des champions en lutte simple créer ci des champions en lutte olympique créer ci des champions en lutte avec frappe et donc loolu c'est possible pour mu mën a am nag il faut que ñun ñu mën a booloo doon benn voilà. léegi ci biir loolu jour lancement bi le 14 la événement bi nan lay demee lancement bi journée bi programme bi yëpp. waaw bon ni muy demee mooy ça va être une fête régionale ndax tey soo amee doom mu juddu da nga koy ngénte te ngénte gi nag dañ ci woo ñëpp pour ku ci nekk nga xam ne da nga see bokk ndax lii du sama yëf lii du yëfi Macky Sall lii du yëfi Matar Ba lii du yëfi docteur Cheikh Kanté lii yëfi waa Fatick la kenn ëppalewu leen si kenn warta xaar sax ñu ne la indil sa dërëm def ci laajuñu nag kenn lu mënul ku am dërëm ak ñaar dërëm bis bu ñu demee ba ibbil écurie bi compte pour tabaxal ko complexe sportif su boobaa di leen ko wax mais le 14 dañoo bëgg nit ñi ñëw teylu déglu xam ni tey làmb dafa dépasser informel on veut être des professionnels te loolu ay professionnels nañ tànn yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu làmb ñu di leen dajale ñu di ci réfléchir pour xool naka la ñuy doxalee notamment le président Babacar donc bëgg nañ daal le département la région la commune ñëpp ñëw ñu déglu tey doomi Fatick yi li ñu bëgg a jox waa Fatick parce que ñun suñu ambition newul ne dañuy jàppale làmb rek toog dañuy jàppale sportifu Fatick yi parce que sport ak làmb jaxasoo léegi faaw ñu mën a judo te suñu amul salle bu ñuy jàngee judo Fatick duñ ko def faaw ñu mën a boxe te suñu amul salle bu ñuy jàngee boxe Fatick duñ ko mën a def loolu la bëru Dakaaru rawee mbëru àll bi ndax tey soo xoolee am na ay champion yoo xam ne dañuy obligé jóge fii dem ba extérieur pour dem jàngi judo wala jàngi boxe ndax ñàkk koo am ci dëkk yu ñu dëkk moo tax nag suñu mbébét tey mooy Fatick ñu def fa la nga xamante ni ëllëg ci biir pourquoi pas mbëru Thiès bàyyi tey Thiès ñëw entraîner ci Fatick ni INSEP si nekkee Thiès am ay champion yu jógee fii di dem Thiès di fa entraîner tey pourquoi pas mbëru Kaolack jógee Kaolack ñëw préparer ci combat am Fatick te loolu ay ressources additionnelles la ya nga xamante ni dëkk ba daf ko soxla te daf ko war a am maa ngi lancer message nit ñi le 14 ñu ñëw ci kàttanu yàlla ñëw fekke ci événement bi xam ne seeni doom ñoo ciy bokk seeni rakk ñoo ciy bokk te ëllëg ci biir le 14 août am na ñetti doomi Fatick yu am combat ya nga xamante ni kenn ki ci département bi lay jógee kenn ki Fatick commune la nekk keneen ki di doomi Fatick di Jokkel war a bëri ak Kéwal arène nationale le 14 août
muy nekk suñu première sortie ñu war a def une très grande mobilisation sama objectif mooy dans chaque commune benn car jóge fa sama objectif mooy fépp fa nga xamante ni doomu séeréer a ngi fa di doomu Fatick nekk à Dakar ñu mettre en place ay bus ñu mettre en place ay car ñu mettre en place ay billets pour ñu ñëw supporter si seeni doom et loolu tey moom moo mën a propulser mbëru Fatick yi ñu dem ci kanam ndax léegi tëggatuñu ku mën a bëre ku ëpp mbooloo nañu tëgg ñun nag dañoo bëgg a boole mën bëre ak am mbooloo. waaw ci biir loolu man li ma ci yokk mooy mbëri Fatick yi région de Fatick wala mbëri mbapat yi ndax fa lañ ëppee li ñuy jooy mooy du ñu am combat problème mu manager la problème mu écurie la mun nañu wax ne ci côté yëpp la problème mobilisation bi ngay wax aussi ci la li ma leen di wax ci loolu noonu mooy écurie bi boo leen ko créé wax nga léegi 17 communes yi ngeen fexe am 17 mbër pour départ 17 mbër yooyu bu ñu bëree parce que pour affaire yi dox yaakaar naa ne li ngeen war a def mooy dama koy wax comme conseil mbër yi bu ñu ñëwee si écurie bi ñu ne si écurie bi di am combat da ngay gis ñu bàyyi Dakar ñëw fii nii ñu bàyyi Fatick ñëw Dakar mais seen problème mooy am combat Abdou mi ngi nii après dina ci addu mais problème mu am combat yi daal loo leen ci mun a def ba gars yi di bëri régulièrement yaakaar naa dina tax mbër yi ñëw adhéré si écurie bi aussi Fatick aussi ñëpp jàpp si affaire yi. waaw xam nga dinaa obligé dugg tuuti ci suñu programme ndax soo déggee ñu ne dañuy tëgg 17 mbapat ci 17 communes yi 17 mbapat yooyu tëgguñu ko def ko entrée gratuite ku mu neex ñëw da ngay dagg billet ça sera à but lucratif da ngay dagg billet ñëw dugg seetaan léegi nag xaalis boobu ñuy jëlee ci loolu uniquement pour mën di fay transport supporters yi la ak jënd leen ay billets suñuy bëre. donc soo gisee ma jël engagement ne 17 combats dinaa ko jox 17 champions yi génn boole si waat yeneen 3 combats muy 20 combats te sama objectif bi ma gën a soxal mooy déwén suñu bëree 20 combats école de lutte des ressortissants de Fatick jël paie si écurie yi te c'est possible ndax nombre de victoires la rek ak nombre de combats. mun a gagné trophée bi gars yi di joxe chaque année écurie bi nga xamante ne mooy écurie bi ëpp la victoire. mais loolooy am sax incha allahu. loolu lañ bëgg ñu ñëw Fatick. feete si ko. mu nekk ndam lu rëy. loolu mooy sama objectif te je prends l'engagement joxe 20 combats déwén incha allah. waaw kon yaakaar naa l'essentiel a été dit dañuy bàyyi ba le 14 li ci des ñu dolli ko ci ñu bàyyi ñi fi nekk ñu joxe ci seen xalaat ñoom grand Abdou ñoom grand Mbaye Kalom Moussa Thiam ak gars yi fi nekk yëpp daal. waaw i simna nuun no fogole seereer na mbuɗa in na Lamine TV ngidma nuun a paax a paax comme ne i leytuna na olof in way meeke xaye Dakar soɓiid meen monsieur Keba Kanté mbaxtaana na projet école de lutte fe andoona yee ten refu école de lutte des ressortissants de Fatick te ref école de lutte fa andoona yee camp d'entraînement ɗik a jeg ka xana jeg base fa refna Fatick andoona yee maaga i ngenu mais aussi xana jeg base fe na ref ka meeke Dakar comme c'est la capitale to activité de lutte yoqe fop na Farap meen a jeg ta i ngar koy soɓ meen andoona yee ten refu Toko Abdou waxal comme ne ngoor ke ngooytan ten aussi i mbug'uno lamit rek refna ten gis-gisum fo xum idée a ɓaat ka ten nake monsieur Keba layna ne a olof Abdou i simnang i njaɓa o simnule njoka njal ndafetlu oxa teewaay fe ke i ngarna meen xaye soɓida a monsieur Keba Kanté te xooya in no ke andoona yee a refa ka felna in trop parce que ten def ke olof Njaay laya ye o nga naar ci guxum soow rek ino moom njom rek i ñoowa in ne ñoowa njom ka i ñoodana njom no xu and na in xay saate fe anda ye njom ando in mu njom a refna i soɓkin kon koy olof Njaay lay ye o nanga waanan ka seereer lay o nanga fuudlan ka ngel fakeeru kon in ne mbuganga njom ñoowan ndeta ngara bo Babou ñing me simnan Keba itamit xu andona anda ye njom rek a ñëwa fo sport a bug jeune ke a dimbale a den a refu kiinu paax kon a retanga bo keke fadiid itamit te pare pour a créer écrit pour côté Fatick vraiment a refa ka andona ye i njega teen o ɗaayu maak ye Moussa o Ndebes a layaxamo ten
jegten cawarte maak len me Keba moom o kiine so xarte so fopes a ref to kino xana ñowa njomo kon a tanga bo keke a leel itamit i mbara mbaagu njeg ten a keen ceek parce que bo kiin jege dara yaa ngi nak me genoona to Fatick i njegu kon keke tanga ba a sonjel maaga to i ñowa njom i mbara mbaagu ngeno ten a keen ceek pour kaaga waago ref meen parce que kii leya ndiiki champion o nanga ñapa oxa waag na njom xay bo sutoxa région de Fatick jegkatiro mbir ɗegirong bona drapeau chef de l'état feke région ke fop danaka région nu retona mbir Fatick a xama wala a jega nga région ka anda jege mbir na wotna Fatick ɗik tadik a ndef ka kaaga rek a ref parce que xay leyano région nu retona xay région ke nene Sénégal fop pire Fatick a wa maaga am pagay i o ɗeet u itamit chef de l'état ke passé gena ke moƴna may ten fop ino Fatick in njangun i kon i ndetanga bo keke leel i mbara pourquoi i mbage surtout roi des arènes i mbara no mbaagu njeg parce que ke nanan Dour Sané yin ordinateur yin Ibou Ndiaye yin fu lakas Ablaye Ndiaye yin lakas wa andoona yee wax dëgg we mbaanale a ndef région fe Fatick ba rok kam il ke fop ba rok kam il ke fa mbuga yin bandi 40 yin fop waage limel pir ke ndefna Fatick njege sen kon i mbara mbaagu ngenoxa keen ceek bo mbaagu sut roi des arènes comme ne Yaxya Diop Yekini reɗ'una meen a défendre in kaaga wara waagu ref ndiki kam kenu re u kiin njom ñowa njom ñowɗanda njom te jega teɓandonga moy oxa ndefna pir a ndonel no xa ɓeyof o refna ke andoona yee même o refange manager den aussi waaga ref ben genre intermédiaire lijante ana den ma de mafritena jafe-jafe ke andoona yee o njangkonte'an comme o layka ten a monsieur Keba yin de ɓatortin pour a mbaago mbilotu bo pir ke ngenna na région Fatick a njega combat to a mafre régulièrement tamit i kaaga moom lamtangam ten xan sawar o doon ten parce que kaaga ka nanat comme o kiinoxe refna no ndok rek a lembe saɗim ndokale fo xe na ñaapa mate fe'na wegiide ndokale fokat ke den kon Keba fe andoona yee ka bug njom a refu jeune a ñoowa keen a retanga bo a xalaat keen xa koor axe ndef xa boy ina ndef xa ɓiy ina ndef fop in i ngaƴca den de ndef xaƴoor in i retanga bo Keba sut xalaat feeke wax dëgg ne yàlla foogaame u ndamit moom ñàkkatee maaga i wax dëgg ne yàlla parce que o kiinoxe pare na pour a damit pour a ɓis pour Fatick a waagu développer ox bo i mbaagu sut tenam kaaga moom laykataan moom i ka ino ye ngeɗa daal mu champion refna to a gen mbaanale Fatick région fe Fatick ino ye ngeɗangu garid mardi tike le 14 ten i ngoyta Fatick Keba leyan ndiiki Matar jegiren Abdou Waxal jegeren u lakas jegeren fop njegun xu foog na ten rek o jegun to comme paaxo moom i mbara mbaagu ndam ten in fop a ngàccandoo ndorandoo roog a fi'ana in ten ke i mbugna i aca togo Abdou comme ne laytuma Keba le 14 xan i nget ma i continuer in maaga Grand Moussa u foog na we andoona yee projet fe a miña comme ne te layteena mais are projet fa na ret bo a ndeerale a suux yete ɓaatelu innatin aussi fogaana ye andoona yee a maada fop bo o xetu leke xay fogaana ye ñaaƴuna kumu layka na école de lutte Fatick fe fu kumu conseil ka surtout appel fe o lancer ka pire ke de mbaagu ngar adhérer na école de lutte fe voilà avant tout di nuyu ñi fi teew yëpp di rafetlu tamit initiative bi di féliciter monsieur Keba mon frère l'initiateur parce que c'était pas évident gis ne lii mun na doxal sa réew sa secteur sa raison nga jóg ci di ci def ay moyens di ci wax vraiment c'est pas donné à n'importe qui donc ce monsieur là Keba il mérite des félicitations parce qu'il y a pas plus noble que voir tes frères réussir par le soutien que tu les as donné li may wax nag les concernés laa koy wax muy mbër ñi xam nga boo waxee làmb mbër ngay jiita teg amateur teg promoteur ñeneen yi ñëw jàpp si écrit buñ koy wax c'est parce que mbër yi dinañ ñëw ndax ñun ñi yëpp ñoom la ñuy gunge ñoo ciy jëriñu kon nañ ñëw wuyu si appel boobu lépp luñ ci mun a def ko ci defal ko tamit la raison de Fatick ni ko Keba waxee Abdou waxee ko noonu
Kéba moomu ko xam ne dañ ko tuddee rek Abdou idem ministre idem kenn moomu ko ñëpp a ko bokk kon lépp lu ci mun a waay def pour mu dox na ko ci def xamal ne sa dëkk nga koy defal ndax ñun ñëpp dañoo am devoir envers fi ñu dëkk ndax foofu la ñu juddoo et foofu jox nañu lépp quoi kon di woo ñëpp daal yéen waa Lamyn TV tamit ñeneen nga xam ne làmb bu siwee Sénégal yéen la ñoom Mbaye Kalom nga xam ne animateur Ndefleng nga ak ñëpp daal bàyyi ñu kenn di ci woo ñëpp lu ci waay mun a def daal def ko ci Lamyn waaw. léegi waaw comme ne lay tanuma noonu rek boo ndiik na projet école de lutte Fatick mi ne natika projet fe projet roi des arènes dans le Sine d'ici quelques années. En lutte olympique, en lutte olympique, en lutte simple, en lutte avec frappe. waaw lutte simple bi moom téye nañ ko ba pare. non fi mu toll nii fi mu mujj rek moo ko téye woon de. mais dañoo bëgg indi champion yi def lu raw li mu def. mu des lutte olympique ñu am ay xale yuy jóge fii. di compétir yi à l'extérieur. déjà am na ay centre déjà Jokal dem na. donc am na yeneen mbëru Fatick yu ciy topp. yaa nga xamante ni suñu bëree seen i combat ba pare dañ leen yóbbu. ñu dem préparer wu ji parce que dinañ xool ñi ci gën a xarañ. ñu yóbbu la ñu defi lutte olympique. parce que làmb yamatul ci ñëw Dakar bëri wala dem àll ba rek. waaw. ok ndiki Grand Mbaye Kalom projet fe comme nete laytanuma a refa ka andoona yee a miña mais nete ñaaƴ ceegina a lacu niid ndiki te bugu moƴo ñaaƴnel monsieur Kéba Kanté a jangel aca Grand Mbaye ke andoona yee ten ref ke o layka no projet fe écrit wala école de lutte des ressortissants de Fatick. Lamyn maxey simnang simna monsieur Kéba Kanté simna Abdou Waxal Moussa Thiamin wene mbogitna fop no kene ke jeetaay le i simna den o kiin o kiin gonum fo simanxolum kene koy a refa ka andoona yee initiative fa mbaaxo ke war oona fi o kiin a fi'ananga o ten rek ko war o apprécier in rofe tigum tig in fop oxu gen na région de Fatick parce que itam keke a refa ka andoona yee prix ka a jega mayu ka andoona yee kiina loolwa te ref xar combat te ref xar écrit mbir ka maaf rel no bo simple ne bo waag njom ret kilo sax no njom dóor to toolo itam bodee waaga ref mbir ga problème entraînement o tanga koy bo wiina jego initiative fene a leye ka ngaro koy pir ke andoona yee den ndefu région de Fatick da mbita den salle de musculation a mbiyo écrit kaaga paaxo rofe koy pour calel den soom in wene fop andoona yee no njom i yo'nuwa no njom i njala in fop i mbara mbaag teg ten xa ɓay in expliquer wiin we parce que o kiin ke layiranoona waage ñako an il faut itam o rutanga projet ne itam a lomta ka andoona yee il faut itam nu mat wiin we ten refu yee rofe itam monsieur Kéba Kanté kese rofe itam Moussa Thiam kese Mbaye Lamyn o lakas o kiin o kiin expliquer parce que o kiin o kiin a jega relation ka andoona yee jegaano fo pir ke jegaan itam fo ando den sax o pir ke parce que pir ke na maaf ren wiin xa ɓay no wiin a ndefu wiin a saqa den o leŋ o xoya te ref Abdou Waxal o xene o leŋ lay ke njom to ne'iro gonum te jala ten jego fam jegu solo kon koy o xene itam a garanga ba mat jeetaay le xaye a refa ka andoona yee initiative fa mbaaxo ñaana rek bes fe i mbat teen fa jam ndaa koy kam bugo laamtin parce que o xe leya le 14 ndax nges ne ref ka parce que le 14 faaga a maya com ndax nges ne ref ka ndax kiran ne ref ka parce que itam ka refa ka andoona yee bugaam te leer nin non kaa kay ino naa laykan sax te fii la nges ne parce que comme ni mu ko waxee jour le 14 bi dafa am ay gala yu mag yoo xam ne am nañ buñ tëgg mbuuruñ dafa leen publicité mënul ñàkk 3 millions la parce que aussi am na ñaari oto yu ñu fa teg le fait que mbër yi duñ am yenn temps yi ci ngoonnement bi comme ça ñu def ko événement bi ñu def ko ci suba si. waaw ñoo ngi ciy waxtaan. ñoo ngi ciy waxtaan mais liñ ci war a dalal ci invité moo bëri. te ñëpp xam nañ ni jamono ji ñu nekk suñu dëkk bi dafa tàng lool jël nit ñi nag ci naaj bu tàng bi dugal leen ci saal. ñu nar fa yendu après dang-dangiwaat nar a añaat jëlaat oto yi di dellu dañoo préféré ni yéen seen rôle mooy relier information ñi nga xamante ni mën nañu ñëw parce que jour boobu sax njaajaay am na sargal saa cur am na mise combat Jokal bi le 14 août la Jokal le 14 août la waaw Jokal ak yeneen ñaari doomi Fatick yi nga xamante ni kenn ki ci département bi keneen ki ci commune bi le 14 août la donc ñi nga xamante ni tey mën nañu ñëw ñu ñëw ñi nga xamante ni tey dinañ leen suivre
di suivre seeni naataangoo ñoom ñëpp dinañ jot ci information bi l'essentiel mooy dañuy dëgmal ay bés te bés yi ñuy dëgmal mooy dañuy waaj a dem ay élection nit ñi dootuñu mën a amati jot suñu jógee ci noonu dañuy jëm ci wàccaayu tabaski jëm ci wàccaayu combat wu ñoom Jokal yi donc jëpp ci yeneen événement yi nga xamante ni moo war a tax ñu bëgg ko def le 14 après jublu ci liggéey bi. parce que grand Mbaye kon leer na léegi ñu continuer si waxtaan bi yow appel fe andoona yee ten o lancer ka yo ndef na pire que fo population fe région de Fatick pour da njaaɓiid no projet feeke. non fop a ndam ten rek comme ne layonga ndiiki rek a projet ne a génne il faut o kiin o kiin rek jega ten ka waroona jal ten refu o kiin o kiin rek a jega xa andoona yee andano ta yo'nuwa saq mbir mbala ta yo'nuwa ten kene koy ka ref ka andoona yee paaxo parce que xaro région de Fatick mu prix ke o calculer ngan xaye waamo lay a foga no région fe andoona yee ten xupu prix calculer no leyano ndiiki kam valeur drapeau chef de l'État o calculer ngan xaye prix ke andoona yee den fop a tasoyo kam région ke o calcul koy weeke andoona yee itam den initiative fene in way ngidman parce que xalaat dina ken da ngalaat na ba ɓiin den soom to fe autorité no région de Fatick to xeeke ten soom refe autorité ma autorité ke ndef na région de Fatick a maya in fop xa ɓiy région de Fatick i ngenu ngen département fe ngen région fe kon ko o kiina refanga ɓiy région de Fatick ref gen no département fe a jeg initiative fen a fi'in ko war o apprécier in fop a ndam ten bo ke andoona yee itam tena sentu parce que o calculer ngan xaye ke refna ten no champion a maya o we meeke Dakar leŋ we jega problème ndiiga fadanga leŋ we ka njega problème ma andoona yee logement pour entraînement leŋ we jega itam pour ka andoona yee combat ken fop oxey ten kon ko retanga wa andoona yee parce que mbet ke école de lutte fe rek to ngot ke njega combat parce que a layaan Jokal fe ta layna ga'ano Jokal ka jega combat kon koy weeke andoona yee xaye a retanga bo da mbet école de lutte ne a worange xu fogna taaga xano maafrel kaaga xana njang ten to comme ne ta laytuna encore a refa ka andoona yee itam a felaxam trop fe itam parce que mbir sempal seereer a ngar'anga no jom xaw ka njegoogu problème ta ref xar mbooloo dina njegoogu mais koy i nga'a no combat keke pirmayu ke combat kene passé na wiin we commencer a ɗetata parce que mbir ɗeete ndiiki ye mbir ne na maafa mbir ne na ata mboolo ten promoteur ke ɗeta parce que promoteur ke ka njala facteur de développement yo o kiin fak ke combat jegi itam ɓisid mbir ne ɓisid ka warna wiin tetuk wiin na xuk nda me ta refna xa wiin we fo qoox den fop ten refu ye oxu fakna njom ndiki ko buga ta may wiin kaaga taxu itam initiative fe ta layna comme a ngeenangaan depa commune o commune o auto geenu maaga wiin a ngarayo kaaga a refa ka andoona yee initiative fa mbaaxo fat fop a ndam mbokki région de Fatick képp ka nga xamante ni siin nga Fatick waa nga deretu siin moo ngi daw sa biir yaram ñoo ngi lay woo le 14 mai biir Fatick ci assemblée générale u école de lutte les ressortissants de Fatick bi nga xamante ni tey écurie séeréer yu bëri ak écurie yi nekkoon biir Fatick ak biir Ndakaaru booloo doon benn bëgg a taxawal yëkkati làmbi Fatick ba tax na ñoo ngi ci woo amateurs yi di ci woo mbër yi di ci woo ñiy safoo làmb te xam ni dafa jot tey làmb Fatick mën a taxaw ñëw Dakar jël si li mu moom di wax ni képp ka nga xamante ni séeréer nga na nga dugal ci sa loxo ci lii ñuy sos pour tey ñuy mën a jóge Fatick di ñëw Dakar di ñëw jël ci fi roi des arènes di ñëw jël ci fi ay médailles olympiques di ñëw di fi jël ci lutte simple yi di ko delloowaat suñu biir région Fatick ñàkkul mbër Fatick ñàkkul encadrement Fatick ñàkkul ñu mën làmb ak ñu bëgg làmb mais Fatick li mu ñàkkoon mooy xale yi fu ñuy dajaloo di entraîner ak encadrement bu leen di jëlee biir Fatick di leen indi Dakar ñuy bëri si ñoo ngi woo tey autorité Fatick yëpp wax leen ni que muy ñi nekk ci pouvoir que muy ñi nekk ci opposition ñu xam ne lii du yëfi politique yëfi Fatick la ñu booloo ñoom ñëpp jàppale xale yi pour li nga xamante ni moom nañ safoo di làmb yàlla mën leen see dimbali ba ñu mën see tekki tela si seen waajur di wax ni ñëpp ñi nga xamante ni siggil nañ sportu Fatick si bés boobu bëgg nañ la see décorer ancien gloire yi newoon biir Fatick te yëkkati làmb Fatick bëgg nañ leen décorer
bëgg nañ aussi waxtaan ak nit ñi pour xool nu ñuy defaree làmbi Fatick ba nga xamante ni au plan national ak international incha allahu Fatick dina mën a dem si kasam asalaamaaleykum wa rahmatulahu taala wa barakatuhu